لاغ هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد وتم لنا البشرى وأما نواله. abonné leen ci seen chaîne MALBN bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi. ci seen taxawaay bu rafet ak jàppale fond bu Medina Baye moo waral fond Medina Baye jëmmal ak yaatal ay liggéeyam. fond Medina Baye dañ koy sant ndax étape bi nga xam ne ci fond bi ñëw na defal ñu xéwal yi ndimbalu mag li fekkoon na école bi soxla woon na ko. sama mbokki taalibe maa ngi leen di ñaax lépp loo xam ne li fond bi woote na ko ci lu aju ci xidmaal Cheikh Ibrahima xidmaal xam-xam ngeen taxaw ci bu leen ci kenn jiitu. mën ngeen a yónnee seeni ndimbal ci numéro yii di ñëw Orange Money ak Wave ci 77 481 04 04 code marchand ci 24 04 84 wala ngeen yónnee ci Free Money 76 266 68 68. fond bi amul projet bu ëpp néeg baay bi bu dee 100 millions pour mu baax dinañ ko def ci àddina bi yëpp ci diaspora bi ngi defaat un appel solennel di wax ne fond bi bu doon réhabilité néeg Baay Ñas bii rek jar na lépp lu man mu def ko ci maktab bi nga xam ne fond bi moo koy àggali te ñu ngi ci nii ci raax bi pour que gan yi mën fa dal aussi en masse mu nekk benn R+2 boo xam ne lu néew capacité d'accueil bi suñ ko utiliser ci gàmm gi mën na jël 1000 personnes. ngir am ci ay leeral mën ngeen a woote ci 77 481 04 04 77 527 67 67 77 354 95 56. kuy tabaxu nag foog nga am dara kuy am dara nag yaay génne dara ah yéen di ngeen di wax money nekk the money ah voilà donc dañoo bëgg xaalis bon nag foog ñu joxe xaalis pour am xaalis yàlla ñu yàlla dimbale ci loolu te buñ ko defee dinañ gis barke boo xam ne géntuñ ko woon man maa leen ko wax ah du man maa ko wax sax waaye bàyyi moo ko wax ah moo ko wax ci ay baytu yoo xam ne def leen nii bon di ngeen am lu ngeen foogutoon ne mun ngeen ko am te bii ci la bokk fond bi géntuñ ko woon waaye gis nga tëb na rek feeñ ci àddina. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Barham Seck président groupement Ansaruddin bu département bu Dakar li waraloon tey suñ jataay bii nii mooy visiter xalifa bi ci Dakar ñi ñëwoon fii këru gan def benn réunion ak mboolem département yi nga xam ne yëpp ñi ngi ci Dakar ak ñenn ci membre bureau national ñi ñëw teewal fi président national Cheikh Mouhamed Mounhamina Cheikh Ibrahim Niass pour ñu waajal visite Maulana Cheikh al Islam Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass ci capitale bi ci Dakar mu nekk visite boo xam ne ni taalibe yëpp ñoo ko yàgg a sàkku ci moom ba yàlla def mu nangu leen visite bi nag kañ lay nekk dafay nekk jeudi le 18 novembre ba le 23 novembre visite bi nag lan moo ko waral mooy sëriñ bi moom moo ñëw di seet si ay njabootam njaboot gi nag nañ xam ne képp koo xam ne da nga am gan bu mag gan boo xam ne ku em nii la ñun ñëpp buñ toogoon ñun ñëpp dañuy ñëw waaye ñun ñëpp mu ne nañ toog mu ñëw seet si ñi te nit la koo xam ne adduna yëpp a nga ko soxla bu ko adduna yëpp soxlaa di ko oo fu nekk ci biir réew mi ak bitim réew yàlla dimbale Dakar ñi invité ko mu nangul ñu ko kon nañ leen mobiliser wu xam ne suñ sëriñ mooy ñëw nañ xam ne Cheikh Ibrahima Niass mooy ñëw Dakar nañ ànd ak yar nañ ànd ak teggin ne mboolem taalibe Baay ak mboolem jullit fu mu mën di nekk ne ñëw ndax moom sëriñ bi Maulana Cheikh Ibrahima Niass moom moo ko doon wax ne moom mooy xaadimul umma kon nag xaadimul umma bu ñëw seet si umma bi yëpp war nañoo teew nan lay ñëwee jeudi le 18 lay départ fii bu xëyee incha allah départ ci Kaolack Medina Baye jubal si Dakar ñi ngi ñaan taalibe yi fuñ mën di nekk ci lu ko daggee Sandiara lu ko daggee Fatick lu ko daggee Gandiaye fépp nañ taxaw xam ne kilifa gi mooy romb mooy ñëw te buy dugg Dakar
nañ fees dell ñoom ñëpp ñu ñëw teeru ko dalal ko tatagal ko mu egseeg jàmm wàcc buntu kër Cheikh Ibrahima Niass ca jëppal ñaanal ñi yàlla su paree ñi yóbbu ko ci résidence am bi mu noppalu ajjuma le 19 incha allahu rabbi danañ def méga xadara bu mag képp kuy jullit ñu ngi la ci oo rawatina taalibi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ñi ñëw ci esplanade bu stade Léopold Sédar Senghor ñu def xadara bi suñu xadara ba pare ba julli timis Mawlana Cheikh al Islam Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass xaadimul umma dana jàll message am bi nga xam ne nii moom la jagleel umma bi yëpp suñ paree ci loolu samedi ba incha allahu am na conférence bu mag buy amaat ci même lieu bi kan moo koy def porte parole am di Cheikh Mouhamadul Mahi Seydi Ali Cissé mu nekk journée culturelle boo xam ne journée culturelle Cheikh Ibrahima Niass la waa groupement de Dakar baaxoo woon di ko def chaque année mu nekk samedi le 20 incha allahu rabbi dimanche ba sëriñ bi mu ngi ci résidence bi di recevoir ay rendez-vous am altine ba incha allahu rabbi la ca war ci def dana ko def suñ paree mu ñaanal ñi ñaax ñi dénk ñi tasaaroo ba jëmmi jamono ñun daal ñi ngi ñaan képp ku jullit man di nekk rek boo déggee message bi nga xam ne mooy sa woote te ñi ngi ñaan ñëpp ñëw ndax sëriñ bi am na message yoo xam ne nii bu ñëwee Dakar dana ko fa jàllale ndax Dakar capitale la ñi ngi oo ñëpp taalibe yi daal bu kenn des kenn bu mu des bu mu manqué nañ xam ne bàyyi lañ bëgg ki toog ci chaise u baay bi mooy baay te baay mooy ñëw Dakar képp ku wax ne su ma gisoon baay danaa doxaleeg moom nii bàyyee ngi nii jugu fi Mawlana Cheikh Mouhamadul Mahi mooy baay kon nag buy ñëw ñun ñëpp nañ préparé wu xam ne gan gu magay ñëw ñi xam ni ñi tijji suñ xol yi tijji suñ néeg yi dalal gan yi ñëw ci jàmm dem ci jàmm sëriñ bi ñaanal ñi sëriñ bi bu wàccee Dakar nooyu fa rek danañ gis yeneen xéewal yi nga xam ne mi ngi am te danañ gis yokkute ndax fépp fu mu dem bu fa jugee danañ ko wax ne ko ñun de gis nañ yokkute te yàlla moo waxoon ne bañ ko laajee hal min mazidin mu ne ko wala day naa mazid kon nag mazid boobu ndollal boobu lañ bëgg sëriñ bi defal ñu ko ci dara Dakar ak li ko wër ñi ngi oo nag ci oote bi ki ci jiitu mooy père de la nation monsieur le président de la république monsieur Macky Sall di ci oo mboolem gouvernement bi yépp di ci oo mboolem autorité yi fa nekk di ci oo grand sëriñ de Dakar ndax képp ku ñëw Dakar moo lay dalal di ci oo kilifa diine yi nekk Dakar yépp ñi xam ne mission bi ñun ñëpp la xalifa bi di ñëw xaadimul umma la ñëpp la ñëwal te waa Dakar yëpp la ñeyal kon nag ñu ngi ci oo ñëpp rawatina taalibi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ajjuma jooj le 19 bëgg nañ benn xadara mooy xadara bi ñuy def ci bunt stade bi xalifa bi présider ko bëgg nañ daal lépp lu wër stade bi buñ ko mënee sax li ko daggee ci stade bi ba aéroport ba lu ko daggee ci stade bi ba palais ba na fees dell ak ay nit ñi xam ne Cheikh Ibrahima Niass moom mooy ñëw kon loolu la ñuy oot nit ñi loolu la ñuy ñaax nit ñi te sëriñ la boo xam ne nii sëriñ bu neex a teeru la sëriñ bu neex a ganal la ndax bu ñëwee danañ gis ci moom yokkute kon ñu ngi oo ñëpp message boobu lañ amoon la ñuy jàllale wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. man Ibrahima Lopez laa tudd bokk ci cabinet président Mohamed Mounhamina Ibrahima Niass président Ansaruddin national moo ñu yebaloon tey ma ñëw fii man ak Cheikh Tidiane Gueye ak Mass bi tey pour jàppalante ak commission d'organisation bi nga xam ne ñoom ñooy organiser visitu xalifa bi ci Dakar visitu xalifa bi ci Dakar nag suñ ko déggee ñun dañoo jàpp ne nit ki nga xam ne pour ñun moo ëpp solo ci àddina bi mooy jóge Kaolack dem Dakar ci capitalu Sénégal di capitalu Afrique de l'Ouest mun nañu wax ne sax dans l'avenir xëy na mun na dem ba nekk capitalu Union africaine donc loolu moo tax sëñ mun naa mu ne loolu duñ ko bàyyee rek commission d'organisation bi il faut bureau national jàppale leen ci gunge leen ci fànn bu nekk moo taxoon tey ñu ñëw dajeek ñoom ci réunion pour waxtaan ak ñoom ci lan mooy nan la ñuy doxee pour que visite boobu ñoŋ ba nga xamante ne nii liñ ci soxla yëpp dinañ ko am ci te dina nekk loo xamante ne nii luy jëriñ Sénégal la luy jëriñ waa Sénégal la ku nekk xam na ne Cheikh Mahi gis-gisam ci àddina gis-gisam ci doxalinu àddina ni mu nekkee sommité ci diine noonu la nekkee sommité ci wàllu doxal àddina parce que leader bu mag la bu am vision bu mag boo xam ne nii suñ koy déglu di ko topp dinañ dund ci àddina boo xam ne dafay développé ba pare te dafay nekk àddina boo xam ne jàmm daf fiy sax loolu moo tax duñ mun a bàyyi rek en tant que bureau national am benn pàcc moo xam waa Dakar la wala région de Dakar wala zone ouest sax nga xam ne dafa ëmb région de Dakar ak Thiès ak dafa ëmb région de Dakar ak Thiès
ñu bàyyi leen rek ñoom ñu organiser loolu parce que dañoo bëgg mu nekk loo xam ne dafay ñoŋ bëgg nañ ci biir visite bi sax président de la République dalal Cheikh Mouhamed Mahi Ibrahim Niass pour ñu waxtaanee li nga xamante ne nii mooy doxal Sénégal moo koy jëmale kanam li nga xamante ne nii mooy tax Sénégal nekk réew moo xam ne dañ koy fonk teg ko place am ci wàllu diplomatie ak ci wàllu relation. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Je m'appelle Aliou Abitalib Lopez, membre du comité de pilotage qui organise la visite du Khalife à Dakar. Nous sommes très ravis d'organiser cet événement qui nous donnera l'opportunité d'avoir la bénédiction de Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahim Niass, qui est aujourd'hui le Khalife de la Fayda Tijaniya. Sous l'autorité et la bénédiction de Cheikh Mouhamadoul Mounhamina, président national de la Jamiatou Ansaruddin, nous sommes réunis ici pour discuter de cette organisation-là. Cette organisation aura lieu le 18 novembre prochain. Nous lançons un appel à tous les mouhaddam, à tous les disciples de Cheikh Ibrahim Niass de l'accueillir, de l'accorder une accueil chaleureuse à partir de Sandiara jusqu'au rond-point Patte d'Oie. Je suis venu pour représenter le président Seydi Mohamed Mounhamina Ibrahim Niass, président de la Jamiatou Ansaruddin nationale. Je suis membre de son cabinet. J'étais là avec les condisciples Cheikh Tidiane Gaye, Mass Bitey, pour accompagner la coordination de Dakar, le département de Dakar, la zone ouest dans l'organisation de la visite du Khalife à Dakar. Comme on a dit tout à l'heure, nous pensons que c'est la personnalité la plus importante de la planète qui quitte la capitale de la Fayda pour aller dans la capitale sénégalaise et voire même dans la capitale ouest-africaine. Donc nous avons pensé que le bureau national a l'obligation d'accompagner les organisateurs pour qu'il y ait un succès éclatant à cette organisation qui débute, comme ils ont dit tout à l'heure, qui débute le 18 et qui va prendre fin le 23. Durant ce temps, il y aura beaucoup de choses qui seront faites et nous insistons sur l'audience que nous souhaiterons que le président de la République accorde au Khalife pour discuter des affaires du pays et des affaires des relations internationales du Sénégal avec le reste du monde. Comme on a dit tout à l'heure, c'est le leader mondial. Cheikh Mouhamed Mahi Ibrahim Niass, c'est un leader de dimension mondiale qui est bien éveillé des situations du fonctionnement du monde actuel et qui a beaucoup de propositions, qui a une grande vision dans tous les domaines qui permettraient au monde de se développer et de vivre dans la paix et dans la concorde.